bu ma nuyoo waa Liberté dama leen beral loxo rek ndax ñoo bokk dëkk waaye yeneen marché yépp a ngi fi ndax Ngelaw 1 mi ngi fi Ngelaw 2 mi ngi fi Wakaam Salañ mi ngi fi Arafat bu Grand Yoff mi ngi fi Hann Bel-Air mi ngi fi Grand Médine mi ngi fi Colobane mi ngi fi Mbabas mi ngi fi marché Patte d'Oie Buldeuse mi ngi fi Hann Village aussi mi ngi fi Diamalaye Patte d'Oie mi ngi fi marché Grand Yoff mi ngi fi unité 17 mi ngi fi Soumbédioune mi ngi fi Castor mi ngi fi marché Dior mi ngi fi Yoff mi ngi fi Ngor mi ngi fi Hann mi ngi fi ak marché Gueule Tapée Rebeuss mi ngi fi unité 1 mi ngi fi centre commercial Mame Limamou Laye mi ngi fi waa marché Grand Dakar ñi ngi fi waa marché Tilène waa marché Kermel waa marché Wakam Sandaga HLM Cambérène ak Félix Éboué ñoo ñépp a ngi fi ci biir 32 marché yi ñu enquêté am na ñaar walla ñetti marché yoo xam ne déggu leen Fass bokk na ci ak Petersen marché yooyu dañ leen a jotul enquêté ndax bi ñu tàmbalee enquête bi am na ku ko wax sànq liggéey bi depuis daaw la commencé ñuy sant di gërëm délégué de marché yi ndax délégué marché yi dañu def taxawaay bu am solo ci liggéey bi ñuy door a tàmbali dañu def assemblée générale ak ñoom plus de 250 délégués ñoo ñëw keroog ñu toog waxtaan ci programme bi naka lañ koy tëralee naka lañ ko war a doxalee gannaaw ba ñu defee enquête yi ba pare enquête yooyu lu tax mu am solo ci suñu liggéey mooy kilifa bu la wóoloo tànn la ci say biiri moroom jox la liggéey bu ko soxal lool boo koy def nang ca def lam la sant boo ciy def lam la sant nang si def jom def si pas-pas te président Macky Sall moom mu yëkkati ministère lëmm jagleel leen ko kon secteur bi yitteel na ko kon liggéey bu ñu ci sant dañ ko war a jaarale yoon moo tax financement yi bi mu amee yéene ne dama bëgg li ñuy woowee acteur de l'économie sociale et solidaire maanaam ñu mel ni yéen ñenn ñi nekk ci secteur informel bi ñenn ñi nekk ci commerce bi ñeneen ñi nekk ci lu mel ni ay association ay coopérative ay mutuelle dafa ne ñooñu ñëpp dama bëgg ni ñuy jàppale secteur yooyu yëpp ñu jàppale leen anan boo xam ne bu seen liggéey bu leen doon jox benn ak ñaar dana leen jox fukk mu ne loolu pour mu am damay jël ministère u lëmm jagleel leen ko lu bokkul ak yeneen ministères yi nga xam ne ñu ngi liggéey seen liggéey kon bu ñu waxee loolu bëgg nañ li ñuy liggéey ci programme bi mu wóor ñu ne dina dal délégué dina dal commerçant yi moo tax ñu ne dañuy jaar ci délégué yi donc bi ñu defee enquête yi ba pare am na nag marché yoo xam ne biñ fa demee dañu ne enquêteurs yi duñu dugg mais bu ñu enquêté xam ñan ñoo nekk foofu di fa jaay bu ñuy financé mën nañ financé ku ñu ne mbubboo seen turu marché yi te fekk du ñi fa ne ñoom ñoo jot financement moo tax tey amul kenn koo xam ne yaa ngi ci marché bi bu ñu paree ñu jël ne yow dañ lay financé dañ koy xool ci base de données bi boo fa amul table duñ la jox ndax président daf ñu ne yéen a moom financement bi kon yéen a ciy jot. looloo tax marché yi nga xam ne enquête ñu leen donte buñ leen joxul ci première phase du financement bi nañu xam ne dinañ yónniwaat enquêteurs yi ñu dugg fa
def enquête yi ngir ñu mën a am base de données boo xam ne ëllëg ak si biir lépp lu ñuy def dina tegu ca ñamu loxo ñamu war a tegu. kon ñooñu nga xam ne tudd ñu leen fii maa ngi dalal seen xel bu ñu génnee ci tabaski bi incha allah rek ñu daal di def liggéey boobu nu mu gën a gaawee ñu mottali parce que su doon suñu sago marché yëpp la ñuy jox. donc tey 32 marchés yi moom yii ñu tudd dinañ jot seen financement ñi ci des ñu def phase d'identification bi et très rapidement ñu def li topp ci liggéey bi. délégué yi nag bi ñu gisee dinaa leen seedeel li ñu def ndax bi ñuy commencé dañ leen wax est-ce que duñu commencé département de Dakar financement bi après ñu continuer ci yeneen département yi mais président Mbaye Ndiaye moom ak SG ak soxna Ami dañu yuuxu ci saa si ne ma bu dee loolu nañu bàyyi ba mu dajal ñëpp rek loolu day baax ñu seedeel leen ne aussi ya ngeen yónni matoon nañu yónni moo tax bi ñu waxee loolu ñu ne kon dinañ créer comité technique ci biir assemblée générale tànn ci lu tolloog fukki personne fukki nit ak juróom ay délégué ñoom ñoo toog ñu waxtaan ci répartition bi waxtaan ci identification bi waxtaan ci yan taux la ñu mën a def ba nga xam ne dina dëppoo dina doon ndimbal loolu yëpp ñu defandoor ko ensemble tënk ko tey 350 millions yi nga xam ne président jagleel na ko mboolem marché yi nekk Dakar amul apport amul garantie amul frais de dossier te taux d'intérêt bi 6% la loolu ku ko def bëgg na la pousse nga liggéey mu teg ci ne financement yi dañ koy def par grappe marché bu nekk dinañ la jox montant boo xam ne dañ koy ñi koy cautionné mooy bureau délégué yi mën na nekk 4 wala 5 personnes ñooñu bu ñu ñëwee xool ci seen biir ñi gën a soxla wala ñi bëgg lu leen gën a pousse wala ñi amewul bor yu bari ñu boole ne nañu jëkk jox ñii li tax nag lii may wax ma wax ko mooy sànq dafa am ñu fi ñëw ci parole bi ci ñi doon wax ne nañu góorgóorlu xam nga tey 350 millions la ñu indi te 350 millions yooyu ñu indi pour département de Dakar bi 32 marchés yi bokkul ak yeneen 200 millions yoo xam ne def nañ ko pour yeneen acteurs économiques yi surtout pour la frange jeune yooyu yëpp ndimbal la yoo xam ne dañu bëgg pousse nit ñi mais li tax loolu gën a am solo mooy mën nañ fi toogaat déwén PCA bi moo ko doon wax déwén mën nañ ñëw fii ne 1 milliard yëpp mën nañ ko dugal ci marché yi ne département de Dakar parce que day fekk su boobaa ñi ñu njëkk jox bu ñu remboursé ci waxtu ba ñu war a remboursé dañuy daal di constituer capital bi mu gën a yaatu su gënee yaatu nit ñi ñu gën leen mën a jox te lu tax loolu aussi am solo président neewul nañu ñëw indi ligne de financement rek jox leen ku ne dem dafa tënk loi président dafa promulguer loi bu ñuy wax loi relative à l'économie sociale et solidaire li mu namm ci loi boobu mooy li ñu wax sànq nee nañ bëgg nañu opérateurs yi ñu formaliser leen bëgg nañ ñu jox leen formation bëgg nañ ñu jox leen encadrement door leen di indil financement loolu yëpp président daf ko tënk ci loi économie sociale et solidaire ñu créer ay jumtuwaay yoo xam ne fii ak ay weer danañu lancer programme bi nga xam ne kenn ku ne danañ ko wan naka lay duggee ci biir plateforme bi ñuy teg mais surtout yan yoon la mën a jaar ba formaliser liggéeyam boo xam ne état dina xam mooy kan parce que tey pour état bi gën leen mën a jàppale foog mu xam ki muy jàppale nu mu tudd fu mu sant nu mu sant ak fu mu dëkk nit ku xamul foo dëkk xamul ci lan nga ne pour mu dimbale la day jafe mais loolu yëpp nag encadrement bi ak formalisation bi jaarale nañ ko ci programme boo xam ne ministère bi dina ci ñëw te programme boobu bu ñëwee loi boobu li tax mu am solo dafa am avantage yu bari mais damay jukki ñaari avantage yu loi bi am premier avantage bi mooy protection sociale day am
su fekkee ne acteur économie sociale et solidaire nga fexe ba am sa agrément ndax kuy wuyoo acteur de l'économie sociale et solidaire dañ lay jox carte agrément boobu pour nga am ko dafa am yoon yooyu jaar danañ leen ko wax boo demee ba jaar ci yoon yooyu yëpp ba mu mat protection sociale da nga ci am taxawaay loolu mooy beneen lu kii bi avantage bi mooy ci wàllu fiscalité parce que bari na ñu nekk ci informel bi dañuy xaw a daw fiscalité boobu mais dinañ ko tëgg boo xam ne la fa nit ñi di dugal day mel ni denc boo amal sa bopp kon yooyu yëpp dinañ ci àndandoor dox ko liggéey ko ba nga xam ne avantage yi ne ci loi bi kenn ku ne dana mën a dal sa kaw wax nañ ko sànq jamono ji ak àdduna bi mi ngi dox boo xam ne kenn ku nekk da nga war a sécuriser sa bopp sécuriser sa alal rawatina nag bu fekkee ne am nga état boo xam ne jàpp na ne kenn ku ne mënoo ko defal lu méngoo ak kenn ci ñun mais am na lu mel ni économie sociale et solidaire loo xam ne mën na ko def kon loolu moo tax programme bi ñuy def am solo mu nekk tàmbali bu jaar ci seeni loxo te président Mbaye Ndiaye bi mu ñëwee keroog moom ak ñi mu àndaloon yëpp ndax bari na nag ñoom ñëpp a ngi fi limuma leen mais fàttewuma leen ñoom ñëpp remercier naa leen parce que ñu bari ci laa leen xamee jóge nañu ci marché yu ne am na ñu ma fiy gis fii lim ñu wax mooy ñun wutuñu ku ñu may président yaakaar naa loolu nga ma wax keroog bi ñu ñëwee dafa ne wutuñu ku ñu may parce que ñun li ñu xam mooy ñaq jariñu dañuy liggéey lebal leen ñu ci anam bu jaar yoon ñu liggéey fay kon te mu gaaw waaw gaaw bi moom wax nañ ko may wax nag bu yéexee ci yéen la parce que ñeenti mutuelle yi ñu àndal fii juróom ci programme marché de Dakar bi mooy mutuelle HLM bi wax nañ ko ak mutuelle femme Grand Yoff yi ak mutuelle femme Wakam yi ak FONES mutuelle yooyu la ñuy àndal ci liggéey bi te ñooñu li ñu leen wax mooy bureau délégué yi en principe depuis bërki démb war nañ commencer di ubbi compte yi nga xam ne foofu la ñu war a virer ressources yi yaakaar naa président Animou est-ce que moom jot na commencer ubbi président au niveau des HLM est-ce que jot ngeen commencer ubbi ay compte commencer bu donc il faut qu'on le fasse rapidement directeur voilà il faut qu'on le fasse rapidement parce que liñ ci bëgg mooy doonte su dee ñetti wala ñeenti fan avant tabaski mu am lu commencé dugg gën a mën a jàppale commerçant yi ci liggéey bi kon vraiment nañu gaaw ci loolu parce que ñun def nañ li ñu waroon def yépp nañu génnee bureau yi man fi mu ne nii suba duma toog ci loolu laay dox ba nit ñi ubbi compte yi ñu mën a virer xaalis bi nga xam ne dina war a mën a jàpp aussi ci préparatifu tabaski yi kon daal ci gàttal programme bi ñu indi dafa contribuer ci luy dëgëral inclusion financière ak sociale inclusion financière ak sociale nag bu ma ko doon jéem a tënk rek mooy képp ku nekk ci réew mi mën a liggéey lu bokk ci tabax réew mi loolu nag ci seen loxo la ne ci suñu loxo la ne waaye surtout ci loxo président Macky Sall te yaakaar naa def na ci jéego yu am solo kon suñu bésu tey bi bëgg nañ ci lool kontaan nañ ci lool bu ci kanamee dinañu woo délégué yi ak kenn ku nekk lañ ko jagleel li ci des nag mooy dinañu évaluer programme bi ànd ceeg yéen bu ñu paree ba jox marché département yëpp juróomi département yëpp nga xam ne bu ñu xaymaa liñ ci dugal 1 milliard la tey amul benn marché région de Dakar moo xam marché yu ne Tëngéej mbaa Pikine mbaa Kër Massar mbaa Dakar fii à part yi ma leen wax yoo xam ne jotul financement ñii jot nañ 2 millions ñii jot nañ 20 millions ñii jot nañ fukk ak juróomi millions ñii jot nañ fukk par rapport ak marché ba na mu toll ak la fa ne kon tey président Macky Sall yëkkati na 1 milliard dugal ko ci ñun ñu jàppale tàmbali la bu commerçant yëpp lëkkalooyee
fonds boobu mën na dem ba nekk fonds bu am solo boo xam ne dootuñu wuti fenn day daal di nekk un fonds pour les commerçants kenn ku nekk bu soxloo mu mën a dem foofu compte non tenu d'autres préoccupations. kon loolu laa bëggoon wax ci wolof ñu may ma dem léegi ci discours bi ci tubaab def ko rapidement rek ñu door a mën a dem ci li ci des. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement du Grand Dakar,